sénégalais yi fu ngeen toll ci xarnu bi Khadim Gueye fekk na leen fu ngeen toog jox leen loxo bi ziare leen jox seen wàccuwaay dellusiwaat nag tey defaat benn jàngat bàyyi leen yéen tamit ngeen def seen jàngat ci ñaar tey ci ñaar laay wax kenn ki mooy ki ñu ne mooy lëmbee plateau Sénégal yi xam nga espèce sëriñ boobu kooku di wooye sëriñam ñànk sëñ Baara Njaay te man ma di ko wooye Baara Lee moo ki nga xam ne si moo ko lancé mooy comédien bi nga xam moo ko lancé muy Sanjoogu ci ñoom ñaar laay wax Sanjoogu sax mën naa ne comédien la mais mi ngi formé ay comédien actuellement waaw xam naa buñ paree fii moom affaire Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko bis bu jeexee ñoom ku mel ne Baara Njaay moom am na métier quoi voilà nañ nekk dëkk tubaab day wax trop de communication tue la communication wax ju bari ratatat ju dul jeex fu nañu la fay invité parce que télé yeeg léegi moom xoolatuñ qualité quoi waaw ñoom quantité lañ soxla buzz bu ñu deful genre Baara Njaay yooyu ñu teg leen kenn du leen teglu ñi koy invité xam nañ ne waxu fa njariñ waxu fa xam-xam du fa wax dara waaye day am moment boo xam mi ngi mel ne Mollah Morgun rappeur bu raté boobu ngeen di dégg la même chose du la wax xam-xam du la wax xalaat lu dul ay père nee na père lii père lële jël ay turi jàmbur di jël di dugal ci dossier bii di yàq ay dar te bu ngeen xoolee dama bëgg ngeen jàngat foofu ngeen am seetlu boobu ndax bañ commencé def seen analyse ñoom ñi ñëpp ay Baara Njaay ak ay Mollah ak ay Sanjoogu genre yooyu ay son yi bu ñoom ñëpp ba ñuy def seeni analyse ba tey ndax dégg ngeen ñu tudd fi turu koo xam ne ci opposition bi la nekk koo xam ne amul problème ak Ousmane Sonko waaw dégg ngeen fi ay Mamour Diallo xam ngeen nu mu demee dégg ngeen fi ay Bougane dugal nañ ci Bougane xam nga nu mu demee ndax Bougane bàyyi na Yewwi Askan Ba dégg ngeen fi tey ji indil nañ ñu ay mberi waaw le député gis ngeen kata bi mu amoon ak Sonko ak képp koo xam ne si àndoog Ousmane Sonko wala fés nga fii ñu xam la nga contre waa ji wala nga newoon ci moom bàyyi te bu ci kanamee xamaa da ngeen ci dégg ay Alioune Sall ak da ngeen ci dégg képp koo xam ne si taxaw da wax na ci Ousmane Sonko donc ñoom seen analyse yaa ma gën a xam Babacar Touré Pape Alé Niang Walfadjri moom au grand complet ñoom ñëpp mat nañ sëkk ñoom ñëpp laa la wax ñi ñuy dénigré mooy ñoo xam ne ànduñoo ak Ousmane Sonko wala mës nañu am problème ak Ousmane Sonko donc xam nga lii bu dee analyse lañ koy woowee analyse da nga war a neutre analyse da nga war a dóor côté bii di dóor côté bii wala nga teg liy dëgg bu ñëwee ñoo opposition bi ñoo am dëgg selon toi nga wax ko bu dee ñenn ca pouvoir ba wala ñoo xam ne si dañoo am problème ak Sonko même bu dee dañoo am dëgg da nga leen ko war a jox loolu moom mooy analyse bu pertinent quoi voilà mais ñoom seen ay analyse moom benn côté la quoi voilà léegi nag balaa may agsi ci Baara Lee moom après dama leen tegal ay séquence am ak yeneen nit lan lañ xalaat ci moom ak luñ koy wax j'espère que mu jàng ci mu wàññi li wolof naan wàññi sa gàllaaj ñuy jam la war na xam lan lay signifier waaw ndax ñeme yàlla am na fu mu jam surtout weeru koor bi ñu nekk waaw magum jëmm toog fi di fen yoo xam ne si te xam ngeen lan la yàlla wax ci fen ak fenkat te dinaa leen ko tegal ci ca fin ba lan la ci doomu dabaax waxoon ci fenkat ak yàlla nan la bañ fen waa ji day fen di fen wala gars yi dañuy fen di fen ba gëm seeni fen ni ko waa ji waxe woon ñu déglu ci li nga xam ne si mooy lii ñu dugal mberi tey waaw ci affaire salon bi te affaire salon bala may ñëw sax ci décortiquer affaire bu ànd ci ak yéen dama leen di xamal que ne ñoom Ousmane Sonko toog na fii àdduna yëpp dégg ko mu ne xaritam moo ko yabal ci salon ba mu fa demee visité na salon bi macha allah tubaarkàlla ndaw si won ko agrément bi boo xam ne état moo ko jox lépp leer nañ waaw te loolu xam ngeen ne vérifié nañ ko dara du ci dëgg ndaw si yorul agrément de massage létt ak defari bay pédicure manicure la waroon def transformé ko salle de massage ñoom ñu ñëw setal salle ba mu set
ndax waaju sell ji nga xam ne si moo fa doon dem moo génn waxal ko boppam yéen ñëpp ngeen dégg ko man du mu wax loo xam ne si ñoom waxuñu ko wala mu mën leen tagal loolu ok donc bi loolu amee tey ji bi ñu demee ba affaire yi ba lambay nar a ñaaw léegi ñu ngi ciy dugal ay doomu aadama te da ngeen dégg tey le comédien la lan lay wax ne yeneen salon sax daañ fi génn voilà salon yi sa keroog tegal naa leen Seydina Seck dossier bi mu ci defoon avant l'histoire Adji Sarr Sonko waxoon leen ne salon yooyu defuñu fa manicure du ay salon de lait du dara lu dul prostitution déguisée lañ fay def léegi ñoom bi affaire yi ñàngee à part que yéen ngi dégg ñoom ñi ngi xas Adji Sarr caga la ay caga ñoo fay nekk ak ay caga lii caga laa te kii ñëw sell kii moom moo dem ba ca caga ja donc nee la caga bu jigéen moom en général foo ko fekk rek bu góor moo ko fi fekk sinon liggéeyam du dox voilà donc bu fekkee ne Adji Sarr caga la seen waa ji caga la kooku def naa ne ñun ñëpp ànd nañ ci voilà léegi buñ nee foofa te moom neen la salon boobu dañ fay faju kese lañ fay def léegi ñoom mbëri ñi ñoom buggaan ñu ngi cay dugal ak yeneen kilifa yoo xam ñu naan république bi dana yëngutu ak ay audio yoo xam buñ génnee daañ ci wax ay tur kilifa ba dégg naa ku ko wax def naa ne kenn ci ñoom ñooñu def naa sànjoogu la xaw ma sooy bu que ne am na ay kilifa diine yi ñu fa tudd sax te ñeneen wax nañ ko ne tudd nañ ci ay kilifa diine dañ fa doon dem man dégg naa sax ci ay nit ñu ne am na ñoo xam dañ daan woote ne ci seen hôtel woo Ndeye Khady Ndiaye yónnee leen ay fii quoi ni leen di wooye ay gel voilà ñu dem marché ji leen ca hôtel ba ñu nekk mais ñooñu au moins buus nañ ca hôtel ba ñu ko doon defee mais bu fekkee sax salle bi ni ñu koy waxee ni Ousmane Sonko ne macha allah dem naa visiter ko lépp normal kër gu normal la famille fa dëkk na ngeen ko rappelé wu jëkkër ak jabar ak seeni doom donc kooku kenn mënu faa def lu bon kooku Ousmane mu sell moo ko waxoon ngeen dégg ko yéen ñépp ok li ma jaaxal ci mbir mooy bi affaire yi demee ba ñàng Pape Alé Niang génn nag ñoom ñépp ñu ne am nañ ay tur yu siiw ay kilifa yu ne ci état bi doo leen ci dégg jamais ku ne ci opposition bi de ñoom ñoo ñëpp dañoo sell quoi na ngeen seetlu lool waaw ñi ngi fay yabal ña ak tur yi ñu yor nañ ko ak lépp boo xoolee dañ ne la ca palais ba la donc opposition moom ñoom ñëpp a sell kenn mosu cee dem ci salon yooyu waaye waa pouvoir bi ñoom ñooy lambari ci salon yooyu comme ni ko ku sell ki doon defee voilà donc am na ay àndandoom moom dong daal moo ne ci opposition bi di fa dem ñeneen ñëpp moom déggu leen ci benn tur te def naa du ngeen ko gaaw a dégg kooku lu leer la ok donc seetlu bi fii mooy bu fekkee ne kër gi kenn mënu faa def dara famille bu sëree ñoo fa dëkk Ndeye Khady dafa sell dem na Màkka ñëw na jëkkëram ma nga fa ak ay doom yu ndaw ba Babacar Touré ne leen bunt bi du tëjoog nangam dana tëju du tëju xam nga xale bu am 3 ans yi ni mun na jëw distance bi xawma ñaata mètre la yu ndaw xale bi mën na daw dugg fa yooyu yëpp dégg ngeen ko donc kër googu kër gu normal la faju lañ fay def dañ fay marché bu normal donc lan moo mën a yëngal république bi ci lool ni ku sell ki amee woon droit di fa dem la fa mberi bu njëee dëgg la am na droit dem fa nañ la tuddal sax Macky Sall am na droit dem fa bu dee day faju kese comme li ku sell ki wax lan mooy problème bi lan mooy chantage bi ñu bëgg a génnee tey bi affaire yi ñàngee loolu laa leen bëgg a laaj waaw ci kër goo xam da ngay ñëw rek maase ko mi mel ne jigéen bu war a lettu dem lettu ko mu lettu dem yoonam wala ku war a dagg ay weewam defal ay émaayam dem def ko mais dem ñibbi c'est où le problème kooku première dame sax bu ñu xeexee ñëw lettu fa amul benn problème bu dee maase wu faju lañ fay def comme ni ko ku sell ki waxee mais sëñ bi lan lañ ci dugale ay nit ne fii di rey nit ñi du matin au soir kenn ku ne naan yor nañ audio yeeg diw dafa doon dem ak diw lii diw laa Ndeye Khady nee na leen tey lim dàqe woon Adji Sarr dafa ñëw fekk mu toog ci kaw mbere ci kër gu sell gi nga xam ne si lépp normal loolu lan moo ci grave mais li ñu la dul wax mooy na fa mberi dem
na fa ministre sàngam diw ak diw premier ministre deuxième ministre troisième dixième député ñoom ñëpp nañuy jaawale nañuy dem ci kër googa ndax kër gu normal la comme niñ ko wax c'est où le problème mais am na différence benn détail boo xam daf leen di rëcc mooy ñooñu fay dem bu dee dem nañ fa ci kër gu nga xam ne benn problème amu fa est-ce que jiñ nañ leen fa viol est-ce que kenn ci ñoom am na ko porter plainte je ne sais gisuma ko de man ku sell kooku laa dégg ñu ne porté nañ ko plainte de viol léegi nag au lieu ñu répondre ci loolu ñi ñuy tourneel ay diw doon na fi ñëw ak diw doon na fa ñëw diw doon na fa ñëw xëy na diw dafa dem moom yam ci faju googu sa waay nga xam da ko romb moom ba ñu jiñ ko loolu mooy seen différence waaw léegi nag ñu ànd ak ki nga xam ne si mooy Sanjoogu ñu dem ok balaa may ñëw ci baara moom dama leen tegal rek ngeen déggal seen moom ngeen attal seen bopp quoi mu xam boppam parce que il faut ne boo xamul sa bopp ñu woola wax la yaay kan doon yëkkati yooyu kàddu di wax lenn lu tukkee ca audition bi jóge woon foofule wax je dem na ba àgg ci mbiri bi yëfi xewee woona Ndeye Khady ci fixe bi li fa daal ay la yéwén li ma lay la wax daal mooy bis bu sama tur jibee ci wax ji danaa la rey ndax rey nit du dara ci man loolu nag mi ngi tukkee ci kàddu yi Pape Alé Niang wax la fa jógee te la fa jógee ñàkk ko wax mooy jàpp naa ni ñenn ca ña teewoon foofu la Assane kon foofu la ñu dooree mu mel ni Ndeye Khady nag dégg naa ko ci biir audition bi li ñu jote génne muy am na ci loo xam ne nee na moom comme yëf yi nii lay demee xamatul ñim jàkkaarlool am na loo xam da koy denc waaye ndax jàppoon yëf yi bu continuer kilifa yi di génn tur yi di génn affaire yi mën a indi catastrophe ci dëkk bi ndax nag daf mel ni tur yi pareegul. waaw am na solo léegi moom leer nay am rek mboolem kuñ tudd sa salon Ndeye Khady boobu yi ñu jàpp gëm lépp. waaw cercle leen téye leen. ñañ sa tudd ñañ tudd ni dem nañ fa. ñu wóolu leen dugal leen fenn tëj leen mais den mit salon massage nag wërta tax waaw moo tax ma wax loolu. mboolem ko fa mas a dem kuñ tudd rawatina nga doon autorité ni da ngaa soxla réew mi. wala da ngay liggéey si réew mi. ñu jël la yóbbu leen dugal leen fenn dajale leen bañ mat ñu laaj leen lan ngeen fa doon wut ak. fa demee woon. d'accord ñu maase gëm yëpp wala ñu maase nii yëpp dara du si dëgg mu daal di féete boro beneen bi ñi nga xamante ni ñooy wax naan lii fa amoon avocat bi ni ko di man ñi fi wax ñëpp kenn laa si gëmul. mais li ñuy wax ni du ay fen. dama ni kenn laa si gëmul man daal dégg naa avocat Ndeye Khady wax. mais moom gëm maa ko dégg sama nopp gëm naa ko moom fekke na ko. waaye lu tax nga gëm avocat Ndeye. moo ko fekke. waaw léegi mais ñii li ñu wax dañu. ma gëm Ndeye Khady la mu jot a wax. Ndeye Khady la mu wax gëm naa ko ndax moo ko fekke moo teew. mais ñi nga xamante ni ay yaakaar rek njott wala nett li rek lañ ko teg. li ñuy wax lépp wax dëgg yàlla dara laa si gëmul. d'accord mën naa am nag mais gëm ma ci dara ñi siy wax ñëpp. macha allah. ay ca loolu moom ku ne am na ci. voilà kooku mooy Ba Assane Mesere di ko nuyu gaynde waaw kii moom du digganteem ak yàlla lay wax waaw ña fa demoon ñëpp mooy ba doyen des juges tëjoo ak def confrontation boobu Adji Sarr ak Ndeye Khady ok ñi journal yi génn nañ bind nañ revue de presse yi def nañ ci du n'importe quoi ku ne wax na lii moo fa xew Cheikh Bara Lee moom nee na moom lépp lu fa xew ci biir détails yi et tout xam na ko lii ne ko wax lii la ko tontu nangam loolu yépp ci ñeme yàllam may na ko loolu Ba Assane Mesere mii na gis nga u ñu boolee gëm ñëpp wala ñu boole jël yëpp sànni ca mbalit ma ndax kenn nekku foon gëm mooy avocat Ndeye Khady ba nga xam wax na mu dégg te lu tax dégg nga sawaay di ko jéem a sërxal toujours moom seen far moom boo ñëwee di wax dëgg sax dañ lay jéem a sërxal ci kàmb gi quoi voilà dégg nga lu mu ko wax ñee dañ fa nekkoon dugg na fi génn kii ne ko avocat am dafa nekkoon il était présent donc kooku lu mu la wax lu mu dégg la du dégg naa waaw Ndeye Khady lu mu la wax ci biir lu mu dégg la Adji Sarr lu mu la fa wax lu mu dégg la parce que ñoom ñoo newoon ak maître El Hadj Diouf lu mu la ci wax tamit dëgg la parce que ñoom ñoo nekkandoon ci biir ñoom ñoo dégg voilà nan la benn Baara Ndiaye nekk ca àll ba newu fa woon sax ca tribunal ba ñeneen ay Pape Alé ak ay Babacar Touré ñii ñëpp kenn ku ne génn indi sa version bopp bëgg ko dëggal ñu bëgg a weddi ñee nekkoon teewe ci biir mais sax am na problème fu mu nekk donc Ba Assane ñemewul yàlla moom
dafa ragal yàlla moo tax mu ne man ñooñu laa mën a gëm ñooñu bu ñu fenee sax moom du fen ndax moom ñii ñoo teewe nañu tungulu di teew ñuy nataal yow yaa ngi ci biir toog di déglu lu juge bi wax lu Ndeye Khady tontu lu Adji Sarr wax et tout mais kooku laa war a mën a gëm ndax Babacar Touré Pape Alé Niang dañuy wax lu leen neex keneen ku ànd ak Adji Sarr da ngay wax lu la neex mais tu n'étais pas présent donc kii moom kenn mënu ko ci bàkkaaral léegi nag ñu déglu comédien moom xoolal interprétation déglu leen ko bu baax waaw nu muy dëggale ay bagages yoo xam moom miit ñeme yàllaa ko jàpp ñii yàlla yàkkamti na leen déglu leen Sa Ndiogou sa sañ-sañ mooy nam diw li mu wax dara laa ci gëmul Alaaji noo gisee ak mbiri mi ñuy tudd ci biir yëf yi waaw xam nga boo xoolee yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la demee dafay am loo xamante ne bi moo am man ci bi may xoolaat yëf yi waaw damay gis ni bi ñu génnee dañu génn ñu am ñaari version yu wuute benn version bi jóge ci ñi nga xamante ni mooy rajo yi journal yi ñooy journal yi nga xamante ni ñoom dañuy pëtëxal dañoo féete ba ñëpp xam ko nga xam dañuy pëtëxal bi ñooñu waxee léegi ñii soog a génn di wax parce que dégg naa Babacar Touré mu génn wax waaw dégg naa ki nga xam ni mooy Pape tamit mu daal dee génn wax ñu expliquer yëf yi ñi nga xamante ni bi noonu la demee parce que boo seetee fële rajo yi dañu xëy ne dañu xëy revue de presse journaux yi bind ne Adji Sarr dafa tuumaal Ndeye Khady ne ko yàgg Ousmane Sonko la ngeen doon nekk loolu mooy li nga xam ne moom lañ wax loolu mooy li nga xam ne moom lañ bind si léegi loolu bi ñu xëyee ñoom ñëpp ñu wax loolu ne ko ba ci sa doom ji juróo ko kii jur sa jëkkër ji juru ko Ousmane Sonko ko boo weddee demal def loolu mooy li nga xam ne moom boo weddee demal defi test ndeysaan yëngal kër jàmbur yaa ngi dégg ñii biñ ñëwee dañu ne wax jooju amu fa Ndeye Khady ki mu doon sax xulool du Adji Sarr waaye maître El Hadj Diouf la doon xulool exactement ñoom ñoo amoon problème mais pas mu amoon ak problème ak Adji Sarr yaa ngi dégg ñoo la lu fuñ fa waaw da nga may déglu rek mooy Babacar Touré mi ak kii waxuma la ne fii lañ far wala far mais dama ne la ñee leneen lañ wax ñii ñoom it lii lañ wax comprendre nga boo seetee as dégg ngeen ko ñëwoon nee na journal yi te dañ leen ko gën a leeral moom mi journal yooyu ñooy kan ak xiif buñ xiif xaalis bu ñu leen di fay ñoom ñooy waxloo Adji Sarr li ma bëgg avant tout mu leer mooy def naa doyen des juges am na fulla joo xam du fa toog di woo convoqué Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr pour confronter leen ñoom ñaar ñu may Ndeye Khady au lieu mu lijjanti loolu wax ak sa waay ne fa di xuloo ak Maître El Hadj Diouf Maître El Hadj Diouf mën nañ lancente ay wax rek nii mais fa la yam mais loolu c'est pas le débat c'était pas le débat quoi voilà te aussi def naa am na PV bu amoon mooy faux PV boobu Pape Alé liiral leen fii ak wër àdduna bi yëpp doyen def naa yor na PV ci kanamam yéen da ngeen ne fi woon Ndeye Khady Ndiaye changé wul benn parole ci li mu waxoon ñëw classe am gi ak gaayam yi ne Adji Sarr moom lu mu waxoon wax na waxeet ma ne kooku moom mooy du dëgg Ndeye Khady Ndiaye wax na ay waxam lu mu waxoon daal répété na ko te dégguñu lu fa Ndeye Khady Ndiaye wax gis nañ ko première fois bu mu génn bi muy dugg allègre bi muy génn triste kenn xamul lu mu fa wax deuxième bi aussi gis nañ ko mu génn amul waxu leen dara lu dul man ki ma dajal daal du Adji Sarr Samba Abidjan seen affaire golo yooyu ñuy def xam nga kenn ku ne indi say interprète bëgg ci dugal ay Macky Sall ak seen affaire yooyu quoi seen cinéma yooyu ñuy def voilà donc ñoom dégguñu kii dégguñu kële mais dëggalal dañ kee ay waxam ne moom daal lu mu wax waxaat ko Adji Sarr lay wax tey jii bu subaa mu wax leneen Ndeye Khady nag moom elle est fidèle à ses paroles quoi voilà te xamuñu tous ci loo xam ne wax nañ ko foofu ci biir doyen moo leen ko mën a wax et les avocats qui étaient là ak ñaari direct intéressés yi voilà
te ñooñ def naa génn ñu di yebbeeku bu ñu leen woowee dañ leen di woo parce que lañ waxoon bu yàgg moom lañ ñëw ñu leen ci posé wat ay question donc bu fa affaire doom ji nga yor sax yaa ko jur ak Sonko da doon tëddee Ndeye Khady te kooku ñeneen wax na leen ko fii Baye Jaxate defal na leen fi dossier bi tegal na leen affaire boobu ne Sonko kii la gënoon njëkk amal affaire ba keroog muy ëmb ci la koy doog a présenté ki nga xam ne si mooy Adji Sarr donc Adji Sarr da doon dund ak ñoom Adji Sarr xam na qu'est-ce qui s'est passé audio bi mujj génn bërki dem rek dégg ngeen ko lan la fu wax ndaw si bu sawaay daan ñëw ku sell gi ca kër ga exigence bi muy am di te pression xamoon na ne fii waa ji dafay wàccee xaalis moom ndaw si am nañ affaire ci la ko sax ci audio bi mu naan ko après man ci lay doog a xam ne kii ak sawaay am na benn feeling bu nekk seen diggante ñoom ñaar donc xam na fa parce que dafa nekkoon ak ñoom mën na leen ci wax lu bare loo xam du Sa Ndiogou mi du Baarale du Babacar Touré du Pape Alé Niang voilà moo leen gën a xam l'histoire donc kii déglu leen fii encore nan lay ñëwee ak journal yooyu te revue de presse yooyu na ngeen dem ngeen déglu ko journal yi boo ñemee Sa Ndiogou da nga war ne journal nangam journaliste yi da nga leen tudd ñoom Pape Alé Niang ñoom Babacar Touré affaire yooyu bañ ne dañoo far y compris moom mi ci boppam voilà te kooku sa waay nga koy relancé journal ko ba dañ ko fesal kenn sañ na taxaw fi naan xam fan lañ féete ak Sa Ndiogou fan la féete ak waa Walfadjri fan lañ féete ñoom ñëpp ba ci son yi moom toog waaw kii ne biiral na ko moom doom jee mu naan tas këru jàmbur lu la ci wóor waaw Adji Sarr lu mu wax xam na ko xam na lu leen xamul donc seen waajoo moo war a dem def test DNA bi ADN bi xool ndax démontrer leen ko ne moom dafa sell dafa set mais yéen ñi yéen a koy setal quoi voilà même bu ne patt moom yéen a koy waxal yéen ay avocat du diable quoi déglu leen journaux yi nam leen di wàññee ne da leen fay journaux yi ñooy waxloo Adji Sarr lañ bëgg mu wax ko Adji Sarr daal dafa toog kenn ku ne mi ngi ñëw di ko waxal kenn ku ne moo koy dey lu muy wax ba mu fi jëkkee wax dañ ne dañ koy dëgal ay casque di ko dicter lu muy wax léegi journaux yi yu Sénégal yi ñoom ñoo amul xaalis ndax xawma lan da ngeen dégg nu mu koy waxee ñoo ko doon wax loo pour lu mu bëgg a wax mais dafa dem ba ragal ne lii dafa ëpp que ne Sonko moo jur doom jooju mooy fameux ñaari seex yi te kenn ki des si Adji Sarr am na lu muy ragal Adji Sarr bu ca xamee mooy waxal boppam du benn journaux bu koy wax loo te journaux yooyu keroog buñ bindee Sa Ndiogou seen journal Walf bind na ci ñiy def revue de presse ñépp nekku ci pouvoir bi féetewuñu pouvoir bi am na ay journaux am na ay revue de presse yoo xam seen côté boobu la féete waaw ba ci seen bu espèce maire boobu Ahmed Aïdara ci avi dem leen ngeen déglu lan lañ waxoon ñoom tey ji moom mu ñëw bëgg a changer carte gi takkal ñee setal ñii ne ñii ñooy doog a génn te li ñuy wax mooy dëgg déglu leen fii naafeq bi fois su Babacar Touré di wax da ngay gis ni nit ñi dañuy gis ni ne dañ naan dafa faral Ousmane Sonko. que Pape Alé buy wax nit ñi dañ naan dafa faral Ousmane Sonko. kay nëbbatuwuñ man mii bu may wax it dañ naan damaa faral Ousmane Sonko. nëbbatuwuñ waaw da nga may déglu rek yaa ngi dégg. mais dafa am journal yoo xamante ni bi tamit bu ñuy wax da ngay xam fa ñu féete. si yaa ngi dégg. waaw léegi ñii ne wax jooju amu fa. la fa am mooy xanaa dangaa nopp Ousmane Sonko. waaw kii ne ko bu ma neexee sax ma nopp ko. wax jooju moo fa am. waaw comprendre. si léegi loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li génn ci penc bi. léegi nag man jàpp naa ni. ci sama xalaat man. waaw bu ma déggee ba pare man jàpp naa ni li journal yi ñoo njëkk a wax tamit bul fàttali ñoom ñoo njëkk a wax. si parce que ñii avant ñu wax dañu ñëw pour weddi ñee li ñu wax ne lee moo fa amoon ñu ne lee amu fa. bul fàtte ni ñee dañu wax ñii di weddi. journal yi njëkk a wax. dama jàpp ne man am na nu ñu préparé woon Adji Sarr am yu ñu ko waxloo pour mu wax ko. mais jàpp naa ne ba Adji Sarr demee ba yegg. peut-être que ni am na foo xam ne nit ki mën na dem ba. du ñemee waxal nit ki yenn yi. si mu limité ko moo tax pour man mu yem ci baatu dangaa nopp Ousmane Sonko. waxal yan journal ñoo wax. leer na ma ni am na leneen luñ ko léegi nag la journal yëpp bind après. kon lañu ko doon waxloo
yeggaliwu ko ñoom ñu yeggaleel ko seen bopp ñoom journal ya ñoom ñu yeggale wax ñoo ci ña dolli pour foofu lañ ko bëggoon a pëtëxat xam naa ne dañ ne aji ne ko boo demee ne ko rek li ngay def ni da nga nopp Ousmane Sonko te yéen ñaar sax nii ngeen parce que c'est sax bu doomam ji sax juru ko nañ def test yi pour ñu orienter débat bi feneen léegi nag aji ñemewu tey yegg ba sës waaw parce que am na foo xamante ni bi Assane pare saa yi mën naa lay bëgg a sosal di la bëgg a sosal mais am na loo xam ne bu ñu ma ko waxee te mën naa dem ba yegg mais du ma ñeme dama naan non yii day ëpp waaw fii de dëgg la comprendre nga am retenu léegi nga yem ci benn ki rek ne ko xanaa da nga kaa nopp léegi nag journal yi ñoom ba ñu xëyee ñoom romb nopp ga daal ne lii la bu wax loo ko la nga xam ne dëgg-dëgg moom lañ bëgg mu wax dem ba tudd fa parce que bu leen fàtte ne tamit ne dossier bi ay koppar yu bari dañ ko ciy tudd dañ leen a te fay ma laa xam nag presse bi ni ñu pauvre yoruñu si te ay xarkatu matt bari nañu lool ci mbir mi yaa ngi dégg waaw léegi nag man ñi yor xaalis xam nga tey bu ma ñëwee damay wax ne bon ñii peut-être que ñii yoruñu kii quoi yoruñu xaalis quoi ñii nga xamante ni bi ñoom ñooy parce que nekkul ni ñoom ñoo lay kii quoi bu fekkoon ne xaalis la ñuy wut rek tey jii am na ñoo xamante ni bi changé nañ seen veste bu yàgg bu dee xaalis rek la ñuy wut yaa ngi dégg tey capitaine Touré bu fekkoonte ni bëggoon na lu nooy doon am na lu nooy de yéen naa fekk dajale ko xaalis gën na leen dem yoo xam ne ñu ngi loon Ndeye Khady ñaata yoon lañ ko proposé wallaay ne ko dañ lay jox xaalis comprendre day ngeen foofu nee na am na ñoo xam ne mi ngi takkal ñee quoi comme quoi ñoom c'est des vendus journal yooyu ndax amuñu xaalis ñoom ñooy dem di waxloo Adji Sarr pour ban xaw ban intérêt lañ ci mën a am pour ñëw bind ne doomu Sonko la lan lañ ci am dara wala bu ñu waxee loolu état bi day jël xaalis jox leen quoi financer leen donc war nañ financer seet ji leen defal seen revue de presse parce que lañ jëkkoon wax ñoom ñëpp ñoo ko waxandoo woon histoire yu mel ni bu amee journée dañuy xëccoo kenn ku ne jéem a am sa ay ñu la nekkal ca biir say information sa ay source xam nga ñu lay jox ay daggit mais duñ la jox version intégrale parce que mënuñu ko am ok donc boo bëggee takkal journal yee te ñemewoo boo dee góor yàlla da nga naan journal sàngam ak sàngam ak sàngam waaw nga accuser leen parce que accuser indirectement traître rek moo koy def waaw nit ki bu dee nit la nit diw moo koy def nit ñi xool ndax loolu dëgg la wala du dëgg waaye toog journal yi yan journal ngay wax seen wal fajiri am na journal ma nga fa la même chose bindoon na ko ca début ba léegi daal dañu war a gëm Pape Alé Niang ak Babacar Touré ñoom ñoo génne non da nga nopp Ousmane Sonko maa tay bu ma sa ko loolu waxi dof yooyu mooy waxu lan Adji Sarr dafa romb foofu lu leer la leen wax dem leen jéem a gëstu loolu am na wala amut nee nga Ndeye Khady proposé nañ ko affaire xaalis Ndeye Khady def naa enquêteur boobu mu toogaloon di leen confronté am na PV bu mu yor gis nga ñoom duñ ay dof Ndeye Khady Ndiaye bu nu bind naan di woona ma proposé na ma 15 millions la jëkkoon wax ne après 40 millions waaye numéro privé lañ ko woowee loolu mooy waxu lan numéro bu lay woo jox na xanaa enquêteurs yi bu dee numéro bi am na Khadim Gueye ko woo numéro Khadim Gueye yor nañ ko daañ dem lijjanti ko jëli ko lu tax nga proposé woon 40 millions Ndeye Khady waaye ay numéro privé te am na benn version bu mu fi ñëwee moom Ndeye Khady taxaw fii ne numéro privé lañ ko woon waaye am na numéro bi numéro privé bu ñu la wootee privé la ciy bind ni mënoo am numéro ba parce que dafa caché numéro ba daf ko nëbb nan nga leen mu nëbbee numéro bi nga am ko yow munta nekk boo ko amee lu tax joxoo ko enquêteurs yi wala jox nga leen numéro yi kon kooku daañ ko lijjanti après ñoom nee naa leen kee le doyen li mu leen di wax ak waxu golo yi gars yi di wax ça fait deux yii dis détails yi ñu leen fi indil ay xuloo nag Maître El Hadji Diouf ak lii la fa doon wax ak lii la fa doon def san amul sens Ndeye Khady dafa jaaroon wax kii jaar aji wax PV yi ci kanam le juge daf lay laajaat li ñu leen laajoon ndax da nga répéter les mêmes choses wala da nga changer waat donc yéen li ngeen wax beneen scénario bu bees moom lañ fi indi quoi yee ñu doon wax daaw moom fàtte nañ ko moo leen di wax ne nekku leen ci piste bu baax ba ay waxi sos ngeen di wax bëgg ngeen a camoufler affaire yi jaaxle ngeen xamu leen loo leen di def waaw ba ñoom ñi ñëw naan dama nopp na kook nëbbu kook kii naan lii dugg na fële génn yooyu du amul benn groove quoi amul benn sens Ndeye Khady Ndiaye
proposé nañ ko woon xaalis ci bu ko neexoon ma ne boo neexoon ne proposé nañ ma 100 millions bu ko neexoon na ne 200 millions sax proposé nañ ko dégg naa sax 100 millions 200 millions 40 millions 50 millions kuy jël xale yi leen jaay ci 50 000 ak ay 20 000 daañ ko proposé ay 100 millions muy bañ ak kan moo ko proposé ak pour lan loolu da ngeen ko war a expliquer sénégalais yi moo gën ngeen di wëral yor nañ tur yeeg yor nañ sant yeeg yor nañ ay DG dëkk bi dana yëngutu tur yi buñ génnee nangam doo leen fi génnee dara parce que yéen ne kër gu set wecc la donc ni ngeen amee droit di fa dem la fa ñooñu amee droit dem bu dee Ndeye Khady dafa clean dafa jullite dafa yaaram du def lu bon du def loo xale yi lu bon mais ñooñu lu muy ñëw naan diw toog na fekk diw tëdd na fële dégg ngeen bërki démb ni dinaan ko tegal sax bu mu ko fàttewul ngeen dégg ko bi ñu koy enquête moo seen capitaine traître boobu Touré dégg ngeen lu mu koy wax bi nga am na ku koy woo naan ko est-ce que daanu na wala daanuwul mu ne ko daanu na yow mën nga ne fële kii di wuyu téléphone ni ko El Malick waxoon au début ne ndaw si ci dil bi la bokk nan la mën yow mën nga dégg man may wax mais ki may waxal sama nopp bi mënoo ko dégg lan la muy tontoog yooyu dégg ngeen ko dégg moom waxal ko boppam Ndeye Khady Ndiaye changé na fi version dul jeex te li ma leen tegal na ngeen dégg ban tur la jëkk joxe na fa juróomi tur de plus yow ku sérieux ku set amoo looy nëbb xanaa man boo ma woo dama la Khadim Gueye laa tudd mais ma ñëw nan nga tudd capitaine Touré laaj ko mu ne xaw ma lan Diop Fatou Diop mi ngi mel ne ñu laaj ma ne Abdou Ndiaye laa tudd ñu ne ma la foo juddoo ma ne Dakar te Kaolack laa juddoo di jël capitaine Touré di ko doon enquête di ko dépister complètement waxu ko dëgg bi kàccikat boobu mooy ñëw ngeen naan ma lim doon wax yépp da koy répéter à la lettre xam ngeen ne yéen ñeme yàlla mën na weesu lii lu dul benn du ñaar du ñett fen na fi fen yu ne keroog Adji Sarr ma nga woon ca kër ga 31 décembre jëkkër ji naan ko noo nekk foon mu ne ko mi ngi woon fii nangam wone ma nga woon moom hôpital di wasin nan nga fa mën a nekk jour boobu xanaa tal nga leneen lu dul lijjanti Adji Sarr yu gën a ko loolu yëpp du ay contradiction moo jëkkëram toog tegal naa leen ku fi tegal ci leen ko su ma fàttul dinaa ko tegal ngeen déggaat ko ak histoire du 31 boobu ñoom ñaar ñi dëkk ci kër gu sell googu mun ñoo déggoo ko fa nekkoon ak ko fu new fu Adji Sarr newoon moom mi ko yéen seen far yi 31 kenn mun leen a téye da ngeen ci Adji Sarr 2 jours après la fa ñëw ci kër buur bi tudd Adji Sarr mi ngi woon ci kër ga fa laa ko bàyyi ci guddi gi laa dem di wasini fan yu dul jeex ndaw si def na ko mais lu mu def gaa yi ñëw réparé ko quoi ñoom Babacar Touré ñoom ñi Babacar Touré neen leen fii Adji Sarr am na doom ja gis ñu ko ba léegi bari ko dem dégg naa ñu koy mu naan laaj leen ko Adji Sarr lu ñu laaj Adji Sarr dafa mën a génne doom ju mu amul Mame Diarra Fam am dégg wutal na ko fi jëkkër ana jëkkër ji xanaa ñooñu ñu nee Sénégal lañ génn man mi maa takkoon Adji Sarr ay fen ngeen bëgg a jële Sénégalais yi di leen fooye seen tur yooyu ngeen di wax génne leen ko teg leen ko bu ngeen gisee yéen a leen setal takkal seen waay ne ñoom dañ fa demoon kon di faju ji normal bu dee fajukaay la kii nag doon na fa faju yamu ca bañ jiiñ ko fa viol wuyu leen ci loolu moom mooy wax ji ali kalaj bi kon ne leen déglu sa waay léegi mu jëra loolu la wax de mu résister waaw mais li mu wax loolu nag lañ mën a gëm parce que ba mu ko waxee ba nëga ni tamit gars yi weddi wuñ ne ñoom. daa tudd tur bu tudd kay comme tur. non mais bu doon tur waa ji bu génnee weddi mais fii yow ci weddi nga dëkk te li ngay weddi yëpp yow xam nga ni dëgg la. dégg ngeen kii xam nga waxe nax sa kandang lay wax Ndeye Khady Ndiaye la gannaaw nee ne woo nañ ko di ko proposer xaalis li mu wax moom la ñuy gëm kan moo koy weddi lii la Baye Assane wax dëgg la dafa waroon ne Baye Assane Mesere moo ma proposé wala son yi ba mu ko proposé son yi bi dana génn weddi wala mu bu weddiwul wala Baye Assane weddiwul ñu mën ne kon kat Ndeye Khady am na dëgg waaye yow boo tagee ren di woo nañ ma téléphone numéro privé yoo proposé nañ ma 50 millions 100 millions 200 millions kan moo war a génn di weddi tuddoo kenn mbiri si la bi ngeen tudd tey moom mun na weddil boppam te mbiri si la bu doon dafa demoon di faju ji bu yàgg ba tey nan la mën a woowee numéro privé di woo sa waaye numéro boobu xanaa Ndeye Khady yor na ko jox le doyen des juges waaw
bu boobaa dina entendre mbiri laaj ko et puis mbiri am na droit dem fa sax bu ko neexee du génnee kër gu normal la léegi le fait que mu téléphoné dinaa fa ñëw nangam lan la fa def bu dee kër goo xam kenn mënu fa def dara donc yow mënoo ko accuser foofu seen chantage yi ngeen def nga muy war a bàyyi te wuyu ci àlli kalaj bi sa waaye dafa dem bàyyi ñaari soxnaam ñu jiiñ ko fa viol en plus waxuma la njaaloo ba waaye viol lañ ko fa jiiñ waaw bu dee ñii ngeen bëgg a wax ñoom ñëpp dañ doon ñëw di njaaloo si foofu kon këru njaaloo la woon moo tax ngeen bëgg ci dugal les politiciens là bu étudier leen beneen chemin boobu baaxul de Pape Alé baaxul Babacar Touré boobu baaxul Ndeye Khady Ndiaye boobu baaxul ndax bu boobaa yow yaa ngi gën a suuxal sa bopp kaso boo fa demee yaa fa dugal sa bopp ndax ñii ngay jéem a dugal ça veut dire que dañ fa doon ñëw nga leen di jaay xale yi ñoom Adji Sarr ak compagnie ñuy ne di dóor di dem kenn ku ne ngeen dugal ko ci defa ne yéen a yëngal du ngeen yëngal dara ñooñu au maximum bu dee dañ fa doon ñëw di njaaloo lañ fa doon def jeex na dañ ko lijjanti seen bopp mu fing mais kenn tudd leen kenn porté wu leen plainte seeni wax la te mën nañ la accuser yow porter la plainte nga démontrer que ne mbiri si la te xam naa dina ko def mbiree leen gën a kanna su foofu gën leen a yëy kaani waaw kooku du ay bugaan yi toog di bàyyi muy jàll de du ay Mamour Diallo toog ne pat de waaw day nga mu naan ko dëkk ko menacé en plus ne ko dinaa la rey nit sax du dara ci man xam nga ne loolu accusation la xaaral sa plainte mbiree leen gën a kanna su fuuf jël leen yeneen turi jaambur ngeen indi leen fa waaye li ngeen war a jàpp mooy bu dee kër googu kenn daaw fa mooy kër gu set la comme ni ko Sonko waxee tubaar kàlla këru famille la yaa fa dëkk ak sa jëkkër ak say doom bu dee ku ñàkk jom nga ba dëkk ak sa jëkkër say doom di jël ay politiciens ay tur bu ne ngeen indi ko teg ne ñooy ñëw di njaaloo sa kër googu kon du kër gu baax kon li ngeen doon wax yépp ay Babacar Touré ay fii dara xaju fee kenn mënu fee def dara ak Sonko ne set na yéen kat ci loo ngeen ñooñu gën a dugal sa bopp yow kooku nañ ko bàyyi xel Ndeye Khady Ndiaye voilà léegi nag comédien bii doon wax léegi am na beneen comédien bu mu formé moom laa leen tëjal ak ay vidéo kooku moom yéen ay commenter seen bopp yéen a ngi koy dégg sax quoi voilà moom defe na ne moo rey bukki ba li ko Modou Coumba Ndour wax mooy clown la ama clown yi ñuy jaay mooy waaye xuusmaa ñàpp yooyu sol kappatem fu ne mu toog fay kàcc du matin au soir yàq ay der ñeme yàlla ci Baara Njaay yi la fekk baax waaw insister nag sur les points waaw fu lu ñu wax mu ne xam na lépp moo fa nekkoon moo ko dégg le doyen du juge doon wax li ñu tontu lépp xam na ko Baara Njaay yàlla yàkkamti na la gars yi bala muy gudd encore ma bàyyi leen ba fii ak image yi ngeen seetaan ko daañ déggante waat mais na ngeen bàyyi seen xel ci loolu ñii ñu naan leen yor nañ seen ay audio tur yi bu génnee nangam nañ xam ne tur yooyu yëpp bu ñu doon dem di fréquenter salon yooyu ñaar yi Ndeye Khady yor fee ak Sweet Beauté bii buñ ko ubbee tëj ko ak lu ñu ci du mën a def bu dee faju kese la fa doon def moom mooy ku sérieuse ki na ngeen ma wax ñooña lañ buñ ci tuddee seen tur tey lan lay doon lan la leen di accuser waaw lañ lañ leen war a accuser loolu lañ leen di laaj bu boobaa daañu xam ndax gan kër la woon waaw ndax kër famille bu baax la wala famille bu sell bu jóge Màkka kon nag Khadim Gueye Tewel du boo amee sa yar bindul boo yaradi ko demal seetaani ñoom tunkaraat ñoom mu laa Morgan waaw fan yooyu nga bëgg a dégg fii du sa place fii quantité lañ fi soxla ndànk mais ay nit yor ay xel di xalaat ba ay saagakat ak ay dof wax ji leer na de wax day am fa jaare naa leen na nga click ci like bi baaraam bi jëm kaw ni boo seetaanee vidéo bi bës ko ciao ba ci fan yi ak beneen vidéo peace and love guys yàlla na jàmm yàgg Sénégal. waaw dafa mel na aji. waaw biñ naan dañ koo violé. waaw damaa yaakaar ne dañ ko koo digaloon ne ko waxal rek ne dañ laa violé biñ demee ba koy violé nag. ba mu jaral ko muy tëbi balcon. waaw fii enregistré wut ñi koy violé duñ ko mën a jëm. waaw bee moom da ko waxoon rek tey nag moom bu génnaatoon naan ñu ngi may violé waat kenn du ko faale mu dem enregistré leen. waaw ñaari parce que man li tax ma gëm ne dañ koy violé mooy aji fi ñu ko yóbbu wóor na ma ne moo dàq kër baayam moo dàq kër yaayam moo dàq kër Ndeye Khady Ndiaye
jox la garde bu lay garde ay kilifa milliardaire tiim la ba lay baab nga xam ne doo am problème mu xaalis loo bëgg ñu jox la ko. dëgg la. sinab yi nga jot a génne itam ku la gis xam ne yaa ngi ci jàmm mel na ne na nga daan fa nga nekk mi ngi gën a noos. c'est vrai il faut que def pause tuuti parce que gën bi léegi biñ koy wéyale mënatu la yuuxuwaat. waaw ñu ngi may wéyal. waaw parce que daa yuuxu woon te kenn defu ko dara. parce que li ma jaaxal mooy ñu koy violé ne kon bi violeur yi moom fi ñu ko kal baax la. waaw léegi nag am na ci loo xamante ne. waaw. aji. waxal na ko boppam. ca audio ya. waxal na ko boppam. waaw mais. loola dana ñëw. amul yàkkamti. moo tax ma waxee ko noonu. maa ngi jégalu nag sax kàddu gi ni ma ko génnee noonu waaye. waaw. moom ci jëmmi boppam. waaw. moom moo wax ca audio ya ne. waaw. gis nga diw ñoom ñëpp nangamtaan seen ndey ndax dañ may def nangam wallaay. moo wax loolu. moo ko wax. ne diw moom daal ñëpp nangamtaan seen ndey. saagale leen def. lu tax mu saagale. ne leen dañ may nangamtaan rek bis bu ne. moo ko wax. aje ko moo ko wax. te ba audio yi génn. man duma fen audio yi bu génnee di nga ko dégg ci sa nopp. moom mu ne diw ba mu yàgg ñoom ñii ñëpp. nangam. yow dégg nga lool. maa ko dégg ci làmmiñu Adji Sarr. subhanallah. kon ñoom. lañ def. procureur daf leen a war a jàpp. mooy jël doomi jàmbur séquestré ko. waaw. yóbbu ko ci appartement. waaw téye ko fa. xam ne boo ko bàyyee mu daw nga jël ay garde teg ko fa ñetti garde lañ ko tegaloon ku bu kii ñëwee heure bi buy dem kii day monter. buy. ma koy wax sénégalais yi ñi ngi wax waxu ndaw si moom salon beeg yooyu mais ci lu ma gëm te ñu bëri ci ñun gëm ko mooy même moom ci deal bi la bokk. moom ndaw si. waaw xam nga lu tax. moom ndaw si moom salon. xam nga lu tax. ak témoignage bi mu def. xam nga lu tax ndaw si moo ne dégg lu baax li ma lay wax de ndaw si moo ne jéem a wax ne Ousmane Sonko bii ñëw nii lay def day kaalaw wala day nëbb kanamam bu ñëwee daal di dugg toog ci chaise wane ndodd li ñu maaseel ko mu jógaat dem ñëwaat ne dégg na ndaw si di wax téléphone yow boo ma wooyee téléphone man may wax ak yow est-ce que li ngay wax ak man ki taxaw fee da koy dégg wala man li may wax lay dégg. boo ko defee main libre. xanaa ndaw si du jël loolu di ko def main libre waa ji naan ko nee na mu naan ko ndax am nga ndox mi ndax daanu naak ak yu kenn xamul moo wax loolu de waaw frère bi ñëw ne affaire bi mu am fekk fa ndaw si ndaw si moom moom xarañ na de. ñi ngi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamante ni moom moo di institut bi. waaw comme li ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu bi ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bi mu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñi ngi dëkk ci biir ma ne ko loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visiter ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage faju
donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane Sonko. ah bu mu dugg see de loolu la ma wax bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu ñu ngi téye benn frotté bu cher sax. su ma demaan foofu pour maase wu ci salon bi laa leen di fekk ñu toog ma nuyonteeg ñoom dugg kon. moom mi ne moom amul taaw comploté moo wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawee. ci politique la xewe ci jongante la xewe fan la xewe sol sa capuchon yolleeku guddi ñëpp tëdd couvre-feu état d'urgence nga dem fenn ñu dàmp la foq sa yax après ñu jiiñ la fa leneen dinañ fa jóoru kooku plainte la lan la amee politique. ban lii la am ak politique. nit ñi dañu war a respecter les Sénégalais ñàkk fayda weesuwul nga def tooxi doone ba ñu jàpp la amoo la wax lu daal kii moo ma piégé kii moo ma galgal ak nangam. kilifa nga demal sa bopp ba ci salon bi. la fa xew fa nga taxaw def sa déclaration naan Macky Sall la naan Bassirou Guèye la naan ministre de l'intérieur la est-ce que loolu responsabilité la. j'ai une question. non dafa am solo. pourquoi dama la bëgg a firndeel. waaw dama la bëgg a firndeel lu tax. yow yaa taal sa oto nga demal sa bopp. nga def fa la nga fa def. ba plainte fekk la si non nga def fa la mu fa def mooy li ko jural plainte bi. lan la fa def. non la mu fa def. ah kon yow dafa def. non déglu ma rek nga def fa la nga fa def. lan la fa def kay laa bëgg a xam ba mu jural la plainte. lu mu fa def. xam nga yow mënuloo fexe ba ñu gëm Ousmane Sonko weddi li ndaw si wax. bu la neexee nga gëm ndaw si loolu yaa ko moom. non déglu rek su la neexee nga gëm ndaw si mais dama la bëgg a laaj Ousmane Sonko lan la fa def. ok mais mënoo fexe yow ba ñu gëm Ousmane Sonko di weddi li ndaw si wax. non xam nga fii ku mu neex sax. nga ne nga gëm lu ndaw si sax waxul amul problème. dama ne. Ousmane Sonko lan la fa def. li ndaw si wax la fa def. loolu la def. mais loolu la fa def wala da nga ne li ko ndaw si jiiñ. non xoolal non. dafa am solo dafa. gis nga man. aji mi ngi naan 31 décembre Sonko taxawul ci kër gi. 31 aju fekk ko fi. 31 décembre fi la ko fekk si kër gi fii mais waxal lu mu def jour boobu aji def na ma damay dem suñu kër. moo tax mu ne fekk ko fii nag. dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen liggéeyloo seen fari ngay ne dem mu dem. aji ñëw 31 décembre ñëw xoolal mu dem ba si première ba si 2 bi aji doog a ñëw si kër gi. te dégg naa si nit ñi ñu ne aji 31 décembre lañ ko njëkk a violé ñaari yoon suba lañ ko violé si kër gi. kanaa loolu moo nekk ay fen te aji ma xamal leen benn affaire. aji dafa mën a duul goo xam ne nii. 31 décembre laa accouché maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara. Adji Sarr ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laa fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daal ñëw sa kër ga nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg-léeg. te boole ko institut boo xam ne am na ay caméra de massage. ñu ngi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamante ni moom moo di institut bi. waaw comme ni ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu bi ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bi mu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñi nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñi ngi dëkk ci biir ma ne ko loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visité ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage u faju. donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane Sonko.
ah bu mu dugg see de loolu la ma wax bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu ñu ngi téye benn frotté bu cher sax mi ngi ko téye si loxoom parce que frotté bi man leer na ma ne frotté bii kii di frotté nekk frotté boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb parce que moom lu ñu fi ñëw yëpp musulaal suñu huile comprendre nga mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la jour boobu la commencé jour boobu man laa ko dugal defal ko massage te jour boobu si 16 la toog. ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ni ndax xam ngeen masseur ñu ne ma wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko man de bëgg naa massé wu parce que sama médecin moo ma ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maase loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu aayul ci diine dafa mel ni jigéen mu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la war a jëlal sa der wala nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem 2 jours plus tard def sa may ma ñaan ba mu demee dafa am lu mu fa jëlee léegi Cheikh Ibra li tax mu léegi dama lay ñaan ndax man maa may li ma lay ñaan waaw hélas ma ne yow yaa ngi fi Alaaji Sidi Lamine Niass am na fu mu la tegoon Sénégal yi am na fu ñu la teg am nañ ci yow yaakaar classe gii waxal ak ñoom ñu bàyyi seen référendation yi ñuy wax topp seen bakkan dama la wax rek dama may ma ñëw rek classe son yi bii dafay bari hélas te responsable nga ci dañuy toog ci seen ginnaaw écran wala ñu toog ci seen télé di def ay révélation yoo xamante ni seen bakkan lañ ci topp ak di xalaat waaye déggal Modou waay xalaat di teg xalaat di teg ba heure ba mu leen neex ñu ne révélation bu garaaw la def toog di xaar léegi nag man mi nga xam ne maa war a ñëw dajji loolu sànni sa àll ba ñu ne ma tontu leen ci xam-xam loolu day xam-xam man mosuloo gis nit ku diine ku wax ci diine wala ku wax ci mag mu baax wala ku wax ci biibul wala ku wax ci nangam Assane Mesere ñëw wax ci la mu wax. waaw mais côté no dag wala Assane xam nga. mais ku fi wax ay révélation boo xamante ni wérul. dinaa si dugg nangu bal bi. centré ko sa tuuti ya. léegi affaire maam yi ñuy wax xam nga ku nekk ak la nga xam am na waaju nekk fii ku siiw. révélation kañ ko tuddee man lii da maa dimbali de lii nga dugg nii. lii ma dugg nii dafa maa dimbali bu baax a baax ndax nit ñi dañ xam ne ndekete révélation nii la demee. da ngay toog rek di wax dara révélation bu garaaw lay def kooku daa am xam-xam nañ ko tontu si xam-xam. pourtant lu leer xam-xam dama ni dafa am ku fi nekk di def ay révélation alaaji damaa jékki-jékki gis nga nit ñi benn jour da nga wax am ku ko defati mooy gis nga yenn saa yi da ngay jékki-jékki toog ni yaa kii fekk liy dikkal Sénégalais yi keneen la ko xam day toog yoonam nekku ci mu am lu mu xam rek dem yu du waaji damaa toog gis waaji def benn révélation dina def révélation alaaji wala moom ki tuddee waaji def révélation moo ma woo di ma jox ay information ci waaji ni ma soo wootee fa nga doon jànkee nga laajte Baye Alioune Mbaye waa kii mooy waa wayjur Moustapha Mbaye Sam bi nekk Touba te niroog sëñ Sam Mbaye ñu ne soo wootee foofu nga laajte diw dinañ la ko wax ni la moom lañ tuddee kii ak maamu diw nangam lañ bokk wax ma ay mbir ci waaj te waajooju nee na day gëstu dafa am ay révélation waaw mooy li ma la wax nag waaw moo tax man mais révélation fi ko gaa yi jëlee du wér xam nga tey gi sooy mën na ma yow ñi sa maam moom la ko booleeg Cheikh Ibra xam naa ko su ma la ko waxoon nga weddi lu dul ndax sama maam xam nga ñaata at la demee Cheikh Ibra sama maam bi muy demee Cheikh Ibra maa ko mag fuuf bi muy demee Cheikh Ibra maa ko mag fuuf waaw kooku ba muy dem Cheikh Ibra ak mbuusam rek la ab ëmbam rek la këf dem. lu tax mu dem. xam naa ko bëgg. booba xam nga ndaw léegi jamono yooya. maam dañuy bëgg dara boo bëggee dara ba dem la nga bëgg da nga ko fay fekk ñu tërbiyee la. defar la mais léegi mën ngaa bëgg dem dara sax. dem dara nga wax révélation. révélation hélas am nga te yow hélas du mën a bàyyi nga nooyi. par force da nga wax ñuy def révélation si réew mi. révélation ma déggatee ñu naan diw dafa am xam-xam def na révélation te toogoo fii nga gàggante ko man ak yow la. ñii classe gi waxal ak ñoom man ak yow la hélas révélation yi nañ ko téye. moom révélation damaa bëgg ñuy indi texte. am na ko muy wax def révélation ñëpp. dafa am sama benn élève bu nekkoon Sweet Beauté ñu koy wax Fatou Casamance la dëkk dama ko boole woon ak Sonko mu di ko maase. Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maase. fan nga ko xàmmee est-ce que jaawle woo ko. am na ko fi nekkoon niroo nañ de mais du moom de est-ce que jaawle woo ko kii bu fi commencé yàggul de est-ce que jaawle woo ko ko mu tuddoon man tudd la joxoon kii nag aji la tudd aji la tudd de est-ce que jaawle woo ko ma xale jigéen ñi ñoo niroo de mën naa am mais man de wax dëgg fa yàlla man yaakaar naa kii maa siw la de
ni ténoir bu rafet la te dafa njool am forme nag te dafa set wecc wàcce guñ sa tey sant bi ñoom nee dañu guddee wàcc dañu liggéey ba si kanam ma ne xaaral ma woo la boole la ak moom fekkee defoo dara nga jaar fa boo fa jaay da nga am dara de xale bu set la. bu mu commencé si man yàggul de man nag léeg-léeg damay fàtte parce que ñi may yor ci fii tim day bëri te léeg-léeg fii dañuy ñëw arrêté commencé waat ma fàtte ko mën na nekk am na keneen ku fi nekk de mais kooku moom xam dafa xaw a ñaaw xam naa doo ko soxla am na keneen ku fi nekk mais kooku dafa xaw a ñaaw. ndax feebar def am doom ju prématuré dem ca hôpital ba. loolu du lu yàlla dogal ñii rek de. ñoom ñoo indi Adji Sarr fexe ba day xadi génn salon bi. parce que bu fa Sonko ñëwoon fekk fa responsable salon bi. la fa am du am. dafa am. ñoo dugal Adji Sarr ba noppi jëlee fa Ndeye Khady bi fa Ndeye Khady jógee demal nga laaj Ndeye Khady ñaata massage la fa bàyyi. mais comme Sonko moom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee mën naa am. masseur yi. kiñ bëgg mu maase ko pour mu comploter ak moom du ko maase. ñu fay leen ku ne 300000. hay pour débourser leen. loolu révélation la de. dëgg laa la wax. ñu ne ko est-ce que pour massage Ousmane Sonko yow yaa désigné Adji Sarr pour mu koy defal mu ne déedéet musuma wax ne Adji Sarr yow yaay toppatoo Sonko. Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko pour mu koy maase comprendre nga. que jàkkaar loolu mooy néeg bi la fameuse néeg mooy néeg bi nga xam ne fa la ñu wax ni mooy le lieu présumé fa la yëf yi xewee salon bi comme ni ngeen di gisee balaa nga dugg ci néeg bi benn caméra de surveillance encore mu ngi tiim pour wone ki nga xam ne mooy dugg mais comme ni ma leen ko waxee toujours keroog ci le 2 février 2021 caméra bi branché wuñu ko woon li ko waral mooy gannaaw coupure de courant la ñu woon débranché woon nañu machine yi fàtte ko branché waat loolu moo taxoon keroog branché wuñu caméra boobu te keroog bi yëf yi di xew soxna si nga xam ne moom salon bi muy Ndeye Khady Ndiaye moom nekkuloon ci kër gi boobu demoon na hôpital dem seeti li nga xam ne mooy doomam bu prématuré boobu jëkkëram rek moom moo nekk ci kër gi. bu ko defee dañuy dugg dans la fameuse salle bi nga xam ne fa la ñu doon maase Ousmane Sonko mais fa la ñu doon maase. comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko doon waxee bu ñu génnee ci biir néeg bi li nga xam ne mooy buntu bi bu ñu ko delloo comme gis ngeen ko buntu bi du tëju donc xaw ma par ban extraordinaire la ñu mën a dugg ci néeg bi tëj ko ba mën a fa mën a def loolu nga xam ne moom la ñuy tudd mais comme ni ma leen ko waxee kër gi dafa am benn xale bu ndaw xale boo xam ne 2 at la am te fu ne lay daw donc buntu bi waroon na tijjeeku ñu war fi mën a def dara xale boobu war na mën a daw à tout instant bu ñu ko xalaatee war na mën a jiixi jaaxa si xel yi mais beneen encore événement bu doy waar comme ni ma leen ko wone diggante fii ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres boole ci matul 2 mètres pour ñu entrer wu salon. nit ñi dañuy fen ba far gëm seeni fen loolu c'est mooy le mensonge pathologique nit day dem ba day yegg ci niveau fen niveau boo xam ne moom ci boppam day gëm fen yi problème mu àddina bépp loolu rek la. islam ak lu tax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa feebar mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie. charia lu mu ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési seen publicité yi nga xam ne ñu bëre man ci taalibe yi ak parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax duñu tëb rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppe ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na oustaz bu ko digal yaakaar naa oustaz boobu bu dee dafay ànd ak moom oustaz bi war na di wax dëgg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba suñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko
sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku du dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juumte gu rëy googu. non Ousmane def na erreur kenn werantewul loolu moom lay protéger 100% waaye def na erreur moom man damaa dépassé loolu dem bi moo jaarul woon yoon teg fa tànk sax waru ko woon a def teg tànk waaye bu dëgg jotee nañ ko wax ta faatu waru foon a teg tànk gis nga ku ñuy jiiñ dëmm ngay soccee yeeru liir luñ la waxal yow waru foon a tegub tànkam waaw gaa danañ ko défendre ba jusqu'au bout waaye waru foon a teg tànkam. dóor affaire yi jàllut mu doog a nag tàbbi ci jaayum garab yi benn paa bu dëkk Ndofane moo ko koy jox comprendre nga c'est-à-dire il faut ñu waxante dëgg comprendre nga benn paa bu dëkk Ndofane moo ko daan jox garab yi mu indi ko bu ñu ñëwee ñaaykat garab yi ñu ci bari bu ñu ñëwee xam nga lu ñuy def Viagra yi c'est kii di jaay Viagra yi kii di jaay pharmacie yi di jaay moom la ñuy dëbb boole kook sunguf si jox la ko pour mu yokk sa kàttan mais yooyu état bi daf cee war a ubbi ab enquête ñu ngi bëgg a rey nit ñi ba noppi nag comme presse Sénégal boo amee xaalis moom amul problème parce que Walfadjri am na fa plateau yoo xam ne si ne Sa Ndiogou moom Cheikh Bara dugal na ko ci jaayum garab Sa Ndiogou léegi day jaay garab ubbi na ab cabinet di jaay garab Cheikh Bara nag léegi plateau yi dañ koy fay 100 000 francs lay fay ñëw toog sa gor soo nekk ci réew mi nga dugg ci moom wax ko lu nekk yow booy wax da ngay mel ne da ngaa set clean te nit ñi xam la ngay attaqué président Macky Sall guddeeg bëccëg te yow tegoo ko fenn fu dul sa bopp temps yii dañu ne ma ak sama benn xarit ba nga xam ne maa ngi moom ñoo xamante woon ñu daje si benn restaurant mu naan ma Cheikh Bara nee na Marème Faye woo na ko naan ko président da lay seetaan ma ne ko ñoom ñoo xam comprendre nga tey moom nee na politiqueul te moom day dégganteeg Sonko di dégganteeg gars yi nekk Sonko yëpp parce que maa ngi moom ñoo bokki xarit. ñi muy waxal ñooñu lay wax ak man ñoo bokki xarit ñi muy waxal dañuy wax ak man comprendre nga déglu ma rek ma expliquer dama bëgg ñu respectante Sénégal bu dee day def business am pour am xaalis na ko def comprendre nga mais Cheikh Bara Ndiaye barke Serigne Touba Mbacké musta ànd ak Macky Sall comprendre nga te moom si jëmi boppam moom billahi ñi muy attaqué ñoo ko gën a jub fop ma xam ko man moo gën a dëng ñi muy attaqué fop ci lépp nag ci domaine boo dugg nit di dëng rek Cheikh Bara Ndiaye dëng na ci. Cheikh Bara sa xarit la wala sa xarit la woon. non Cheikh Bara dama ko xam man damay politique. loolu la ñuy wax parce que ñoo leen fa nekkal. bu nekkal si nit ñi si lan man ma xam Cheikh Bara mi ma lay tuddal nii barke alxuraanu karim mu nekkulul kenn ku dul boppam kenn ku dul boppam ni ko dama ko xam dama ne la ñoo doon fanaan fa bokk nañ benn néeg juróomi at presque di ko fanaan di ànd di def lépp ma yëkkati suma alal di ko dimbali. évolution am na mais d'accord naa mën na évoluer ci wàllu économique yëpp yooyu yàlla. salaamaaleykum gars yi sëñ Bara Ndiaye sëñ bi dal wax dëgg kilifa day wax dëgg lii xewoon lii am bureau doyen des juges sëñ bi xamoo ko sëñ bi fi nga taxaw waat sa bakkan doom na Adji Sarr dafa am problème ak baayam kàcc nga ndax Adji Sarr bi muy ñëw ma wax baayam ñoo àndoon sëñ bi li nga wax lépp amul nee nga woon yaa nga woon sa bureau des juges dangay kàcc amul sëñ bi ngir yàlla alalu àdduna bu mu leen jaral ngeen di wax loo xam ne amul kilifa nga te kilifa dafa war a doxini kilifa wax waxi kilifa jëf-jëfi kilifa ni ngay waxee ni ngay jëfee lépp amul dara lu si nekk yëfi kilifa ndax kilifa du kàcc ndax yow dangaa dëkk si kàcc nga jéggal ma de mais dangaa dëkk si kàcc
sëñ bi yow war nga si alxuraan na Sonko dafa xamul Adji Sarr mais sëñ bi yow Sonko buy dem si Adji Sarr di violer yooyu daf lay tàggu loolu da ngaa bëgg sëñ Sonko ne la ok sëñ Bara kay nga ma dem violer ji Adji Sarr il ne va pas le faire yow tamit gis nga kilifa dafay wax dëgg kilifa dafay wax dëgg yow matoo sax kilifa yow franchement pour dire vrai matoo sax kilifa doo dara matoo kilifa sérieux ndax kilifa du wax kilifa chaque instant dafay wax dëgg te yow li ngay wax lépp dara du si dëgg dara du si dëgg. daal loolu mooy sa mbir dossier ak Adji Sarr Sonko Macky Sall Ndeye Fatou Ndiaye sa salon ba wax na ne Adji Sarr nee na wax na ne Sonko nee na wax na capitaine Touré nee na yooyu kese mooy sa occupation fi mu ne nii amul lenn loo war a wax après Macky Sall ak Sonko wala da ngay xaar Sonko nekk président de la république pour jël la dugal la ci gouvernement bi loolu ngay xaar loolu ngay xaar moo tax sa préoccupation yépp nga def ko ci Sonko damaa bëgg nga bàyyi Adji Sarr yaag Dramé ki ñuy wax imam Dramé parce que bëgguma tudd tur wi parce que imam bi dafa rëy moo tax ma dem directement ci Dramé yaag Dramé kañ ngeen di bàyyi Adji Sarr di wax lu leen neex ci Adji Sarr gratuitement moom sax maa ngi gërëm Ramatoulaye Sarr bu Walfadjri parce que remettre na ko ci palaasam keroog bu mu ko bëggee sosal xam nga loolu da ngay dem ba nit ki li muy xalaat nga ne xalaatul loolu bëggul wax loolu gëmul loolu mais loolu yàpp nit ñi la donc yéen ñaar vraiment bëggoon naa ngeen bàyyi Adji Sarr quoi ngeen bàyyi Adji Sarr wala boo ngeen ci wax ngeen jéem a équivalence tuuti sax bopp waaye lu leen neex rek ngeen yëg ko xale bi lu leen neex rek ngeen wax ko Adji Sarr lu leen neex rek ngeen wax ko Adji Sarr pour lan dossier bu nekk ci yoon ñun xamuñu la fa xew. waaw salaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu Sénégalais yëpp tey dama toog ba mu yàgg ma toog doon vérifier ay vidéo yu bëri yu jëm ci Cheikh Bara Ndiaye waajooju nga xam ne fu mu toog Ousmane Sonko la fa toogal ci waxam boo ko déggee da ngay xam ne kii Ousmane Sonko la toogal ci waxam donc tey ñu di ko may benn importance mu war a taxaw ci plateau yi question revenir yi du lenn lu sori parce que ci njàngat mooy da ngeen teg benn fierté boo xam ne moom day wax ci ton boo xamante ni day wax di dëggal li muy wax publiquement ku nekk di yaakaar ne li muy wax dëgg la mais da ngeen di jàpp li may wax nii man xam nga man ñooñu maa leen jiitu ci def live maa leen fi jiitu man Sénégal fii dama koy dellu di waxaat je suis le premier bu fi njëkk a def live fii Facebook te amul benn yoon bu ma def live nit jël ko di ko échec loo jaar na fa la jaar mais su ma defee live rek da ngeen di gis impact bi parce que du ma gaaw di wax te lu may wax dama ci am certitude gis nga Cheikh Bara Ndiaye ndongo daara la ndongo daara am na lu mu waroon a baaxoo dëgg parce que bu fekkente ne yow da nga ne ndongo daara nga jàng li yàlla teg ci téere bi yow kii lay seetaan jàngul yaa ngi koy fen yaa ngi koy nax yaa ngi koy yóbbu ci fi seytaane taxaw parce que jàppal li may wax mooy que bu fekkente ne wax nañ loo xamante ni tey jii boo taxawee boo ko nettalee mu andi safaan yow taxaw nga ci postilu nettali ko tey boo taxawee ci défendre nit ci lu mu nekk lu dul dëgg tey taxaw nga défendre nit ci lu dul dëgg may wax ni tey Cheikh Bara Ndiaye suñu jàngee sa comportement bi ngay door a commencé ñëw ci plateau yi am na ci melokaan boo amoon dañ doon sentir ndongo daara bi mais tey danga maa jox ndongo daara bu wàcc ndakaaru sangu ba set laal parfum
waxuma damay xas ndongo daara de mais dama la bëgg a wax ne la da nga bëgg a jóge ci ndongo daara bi pour nekk boy town mais da nga dul gaaw a comprendre ni ñi lay seetaan des fois dañ lay jàppee benn kulun xamoo luy kulun ma leeral la ko benn nit bu sol yoox loo xamante ni tey jii ci rab la koy jëlee niruloo ko rab bi ba pare di reetaanloo nit ñi comédien sax tane na mais kulun dafa garaaw nit jël boppam soppi ko rab jàkkaarloog ay nit di wax tey da nga yor benn singom toog biir 2STV ñu di lay interview ngay sàqar mi sa singom di wax mais xanaa yow ñi ngay jegeel ñoom duñ la wax ne loolu bokkul ci civilisation loolu bokkul ci civilisation tey ngay door a commencé lekk yàpp foo teg sa tànk xam nañ looy wax xam nañ looy dugg xam nañ fexeel ba yaa ngi wax rek di wax rek ñu ngi dajale di teg rek fexeel ba buñ la tegee nga wax loolu yëpp nga teg ko leeral ko ci li nga wax moytul wax ji yaa ngi wax lu dëgg rek te foo toog ci plateau yi yaa ngi wax loo xam ne doyen des juges ngay waxal yaa ngi wax koo xam ni tey moom ci boppam personnellement mën na la génn porter plainte ci diffamation te doo ci génn wàllu yoon xamoo ci dara sooy wax ñu xam ne yow ab nëxa nga mooy nit koo xam ni dangaa bokk ci riir bi di wax te maîtriser woo li ngay wax moytul bu fekkee da ngaa gëm Serigne Touba da nga war di nattoo di dox tànki dëgg te jóge ci caaxaan yi nga nekk parce que daara joo mën a jóge ci Touba yebaluñ la man wóor na ma barke Cheikhul Khadim dama ko waat sëñ Bamba te ñëpp xam nañ Sénégal man alalu Serigne Touba la man lépp looy dox ci tànk yi ngay dox benn kër ci Touba yónniwu la du benn kër ci Touba bu la yónni ne la demal nga defee nii demal nga waxee nii gis nañ la nga dem gàddu capitaine Touré yóbbu ko ci sëñ bi xamuloo lu topp ci loolu ak yoon lu mu tënk ci lépp xamuloo ko tey lu yoon lu mu bëggoon tey bu yegsee pour def ko mënoo leen a jaxaseeg sëñ bi moo wax la lu wér laa lay waxa sëñ bi moo la gën a xam li xew Sénégal yëpp moo la ko gën a xam boo ñëwee anam boo ñëwee dana la dalal parce que loolu moo nekk ci moom mu dalal jaam bi nga tàllal ko sa loxo mu ñaanal la loolu mooy rôlam moom ñëpp la fi nekkal donc du Cheikh Bara yow yaay mën a tey jaxase par exemple sëñ Mountakha ak ñii nga xam ne tey jii ñoom ñoo ngënk nguur gi tax tey sëñ Mountakha wóolu la leen te sëñ Mountakha taxaw na Sénégal yëpp taxaw mu teg kóolu tam ci Macky Sall Cheikh Bara moytul su ma sañoon nga moytu plateau télé yi sa mbokk taalibe laa de mais maa ngi gis ne yaa ngi dox ci tànk yoo xam ne boo suruxee doo neex a génne waaw parce que bu ñu entamé benn jugement ba dugal ko salle de doyen des juges ba commencé di ci wax yow mi nga xam ne jàngoo xamoo lu xew foofu ak luñ la ci mën a wax boo seetloo ci sa discours da ngaa waxal sa bopp li nga wax ba pare nga contredire maanaam nga waxaat sa wax nga fenloo sa bopp maanaam nga wax ba pare nga fenloo sa bopp parce que da nga ni ci li ma ci xam lii la ak lii ci li ma ci xamul kon yow tey munoo yëkkati dëgg ci dara ci loolu ngay wax parce que gannaaw am na loo xamul li nga xamul xëy na moom mooy fin wu wax ji war ko tëj muy dëgg moytul gaa yi ngi lay taalal micro yaa ngi wax rek ah Mody Ba maa ngi lay nuyu sama petit frère maa ngi lay nuyu lu bari Mamadou Sey maa ngi lay nuyu bëgg naa leen jaa ngeen jëf. tey ngay door a commencé lekk yàpp gigot moo tax te loolu ñun duñu ay nit di toog fii rek di xool nit muy wax ne ñu jël waxam ji teg ko importance Cheikh Bara fii ngay toog di wax nii ñu jàng ñooy toog foofu di wax mais ñi taxaw ak yow di wax ak yow ñu ngi lay puus yaa ngi wax mais man maa la ko wax Sénégal yëpp may déglu defal très attention li ma lay wax nii
lu garaaw la de lu garaaw waxuma la ay waxu caaxaan lu garaaw defal très attention gis nga ab dëgg bu fekkee ne da nga koy wax ci plateau de télé da nga war a am appui de preuve tu es écouté partout ñu ngi lay déglu fu ne nag foo teg sa tànk xam nañ looy wax xam nañ looy dugg xam nañ fexeel ba yaa ngi wax rek di wax rek ñu ngi dajale di teg rek fexeel ba buñ la tegee nga wax loolu yëpp nga teg ko leeral ko ci li nga wax moytul wax ji yaa ngi wax lu dëgg rek te foo toog ci plateau yi yaa ngi wax loo xam ne doyen des juges ngay waxal yaa ngi wax koo xam ni tey moom ci boppam personnellement mën na la génn porter plainte ci diffamation te doo ci génn wàllu yoon xamoo ci dara sooy wax ñu xam ne yow ab nëxa nga mooy nit koo xam ni dangaa bokk ci riir bi di wax te maîtriser woo li ngay wax moytul bu fekkee da ngaa gëm Serigne Touba da nga war di nattoo di dox tànki dëgg te jóge ci caaxaan yi nga nekk parce que daara joo mën a jóge ci Touba yebaluñ la man wóor na ma barke Cheikhul Khadim dama ko waat sëñ Bamba te ñëpp xam nañ Sénégal man alalu Serigne Touba la man lépp looy dox ci tànk yi ngay dox benn kër ci Touba yónniwu la du benn kër ci Touba bu la yónni ne la demal nga defee nii demal nga waxee nii gis nañ la nga dem gàddu capitaine Touré yóbbu ko ci sëñ bi xamuloo lu topp ci loolu ak yoon lu mu tënk ci lépp xamuloo ko tey lu yoon lu mu bëggoon tey bu yegsee pour def ko mënoo leen a jaxaseeg sëñ bi moo wax la lu wér laa lay waxa sëñ bi moo la gën a xam li xew Sénégal yépp moo la ko gën a xam boo ñëwee anam boo ñëwee dana la dalal parce que loolu moo nekk ci moom mu dalal jaam bi nga tàllal ko sa loxo mu ñaanal la loolu mooy rôlam moom ñëpp la fi nekkal donc du Cheikh Bara yow yaay mën a tey jaxase par exemple sëñ Mountakha ak ñii nga xam ne tey jii ñoom ñoo ngënk nguur gi tax tey sëñ Mountakha wóolu la leen te sëñ Mountakha taxaw na Sénégal yëpp taxaw mu teg kóolu tam ci Macky Sall Cheikh Bara moytul su ma sañoon nga moytu plateau télé yi sa mbokk taalibe laa de mais maa ngi gis ne yaa ngi dox ci tànk yoo xam ni boo suruxee doo neex a génne waaw parce que bu ñu entamé benn jugement. maa ngi ak wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju wax dafa am ñeenti tànk yow mi wax yal na fekk yaa war a wax la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a wax fa nga koy waxee yal nay palaasam ña ngi koy waxal yal na ñuy borom wax ja lu ci manqué noppil te jullit du fena jullit dana jikko bu nekk moom des fen illa al kadiba jullit du fen jullit du war moo tax yal na ñuy yàlla jàppale. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Ami Ousmane Sonko toutes réunies ñoom ñu ngi nii di dund mbégte bi ak doomam yi ngeen di seen ci baie vitrée yi plutôt ñoom tamit ñu ngi kontaan loolu. amaguloo xëy takk goo jabar amagoo kër amagoo oto yaa ngi dëkk ci jaaxle sa ndey ak sa baay daj ci yow lu ne nga bëgg a jóg xeexali ka nga xam ni fat na ndeyam ak baayam dëkk ci kër bu set ñuy bës tànkam te du wàcc njoowaan bi te du jóg ci bukaay kooku bu doon